yamal Mbour boo ñëwee Mbour rek daanaka ñun waa Kër Yaay dañ la toppatoo suñu place mi ngi nekk ca marché central bi ci wetu hôpital Tefes ga kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo 77 566 88 72 77 566 88 72 kookan la ñu ne boutique Kër Yaay kenn du moom doom yi ci yaay la ñu ronte ma way jamonoy tàngaay ji ñu nekk benn solution rek moo am muy gamme de parfum Like TDK ñu ko naan Touba Darou Khoudoss cosmétique moo leen di proposer ay savon thaïlandais comme Anako à base de plantes naturelles moo leen di may seen émission xew-xewu jamono. jamono bu ko fekkee war caa defal lu baax jamono looy sa gannaaw la jamono ku ko fekkee war caa def lu baax bu ko fekkee boo ca deful ci lu baax sax wax ca lu baax salaamualeykum alaaji Mouhamadou Kandji tey la àllarba ci xew-xewu jamono daañu ñëw ci fait divers yi bisimilah maa ngi laa nuyu di la siyaare. maa ngi lay fay bu baax Boubacar di la nuyu yow itam di nuyu Ibou Fall di nuyu suñuy auditeur ak ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy topp ci suñu plateforme digitale bi am mbégte lool di dikkaat ak ñoom ci jotaay bi ñu taamu di xew-xewu jamono. di nuyu Alaaji Ibou Fall te di ko siyaare démb rek yaay ruggiyatu ba mi moo ne mais yow yaa teeru Alaaji Ibou Fall màkk wala yow da nga ko gisoon mu dem màkk. moom xolam dafa tàng. xolam dafa tàng de. moom dafa bëggoon dem ren te kenn demul. loolu tax mu met. moo tax mu met yaay ruggi woote na fii de ne ma ndax yow da ngaa fekkee fu Ibou Fall demee màkk. xoolu ki ñaan de moo ko dab noonu. maa ngi nuyu auditeurs yi di nuyu suñu élimaan bi. aji Mohamed Kandji. Alaaji Mouhamadou Kandji. moom day. El Hadj Mouhamadou Kandji. di laay te daa ruggi sama yéene rek laa wax El Hadj Mouhamadou Kandji El Hadj Ibou Fall ay El Hadj waaw. macha allah. balib jàmm. sant yàlla bu baax. fooy tàmbale. xew-xewu jamono dañu koy tàmmaree ak suivi yi nga xamante ni dañu koy def ci dossier yi nga xamante ni mu ngi fi bi ci njëkk di bu Cheikh Niass xam naa yaa ngi dégg mbir boobu noonu fan yi doon na loo xamante ni ñu ngi koy wax lu bëri di moom Modou comme ni ñu koy waxee bi nga xamante ni commissariat bu Wakhinane Nimzatt ñoo ko interpellé woon ci benn contrôle rek ci oto bi ci ginnaaw gi si lañ waxee ni ay kàddu jib na diggante moom ak agent bi nga xamante ni moom moo ko taxawaloon ba ñu yóbbu ko téendi ko foofu noonu ginnaaw bi nga xamante ni itam ci lañ ni daal am na ay jafe-jafe ci wàllu wér-gi-yaramam ba yóbbu ko ci pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec ci la mujjee génn àddina mbir mi nag jur tollé parce que ñii nee nañ dañu ko buntu xatal fi nga xamante ni fa la nekkoon police ñoom raxasu nañ ba set ci mbir mi nee nañ kenn maltraité wu ko donc autopsie bi li mu fësal moo di hyperglycémie ñoom loolee la ñu wax waaye famille bi nag ñoom dañuy rejeté mbir boobu noonu di ñaanata beneen autopsie tey jii sax ni ki tey dinañu jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi wax ci mbir bi nga xamante ni am na ci jàppuk Cheikh Niass boobile. xam nga l'affaire Baba Ndiaye nii la démarré. l'affaire Baba Ndiaye waaw xam nga benn bànn la woon ñu jiiñ ko fi ay yëf nee nañ sax dañ ko boole te defuloon dara mais daal jiiñ nañ ko sàcc. dugal ko ci kii bi ñeenti policiers yi daal ñi ko doon. enquête. mujj gi daal ñoom la ñu téye xam nga nag lan moo leen lëjal xam nga boobu police ak état bi am nañ doole. waa kër Baba Ndiaye nag ay taalibe Abdou Lahad la ñu woon. c'est Abdou Lahad Mbacké qui était le xalif des Mourides. yaa dañ sol seen daal dem ba Touba ne nag kii moom liñ ko jiiñ mënu ko def ndaxte moom baana la woon ñu naan dafa sàcc ak yooyu moom ça c'est des histoires. sëñ Abdou Lahad daal Abdou Diouf la téléphone direct ne ko lii moom bëgg naa mu leer waaye ñeent yëpp la ñuy jàpp def ci kaso bi ñu leen jugé nag ba condamné leen policiers yi ne parce que boobu police tàmbuloon loolu. police xamul woon sax loolu xamuloon ne dinañ mën nañ leen tëj. Exactement police doole rek la amoon. ñu génn di marche nag ba xaw fa janoog gendarme yi. avenue Roume ñu désarmé leen. waaw avenue Roume. ñu désarmé leen guddi gi moom décret bi daanu police yëpp. ñu rajee leen. waay yu mel nii nag policier rajee yu mel ni ku yabu di ko moytu. Ibou Fall nettaliwaat ma waaye dégguma li nga wax da nga ni l'affaire Baba Ndiaye
ah dafa démarré ci genre yi rek defuñ ko dara kii bon baana la rek néew doole xam nga rek dee ci biir kii bi. ci biir commissariat bi. ah ñu kii waa kër moom nag seen ay waa kër ay taalibe sëñ Abdou Lahad la ñoon moo doon xalif bi. dañu dem ba Touba waxtaan ak moom ne ko nag kii moom ñun dañ ko xam. day xëy liggéeyam rek la xam kii du sàcc du dugg ci leneen. waaye Abdou Lahad woo Abdou Diouf dégg naa direct kay ne ko lii moom bëgg naa mu leer nañ. waaw ñeenti policiers yi moom dañ leen tee def ci kaso bi on les a jugés condamnés. bi ñu leen condamné nag foog naa ci la policier yi génn tribunal ne dañuy marche. ci avenue place de l'Indépendance. ñëw ba avenue Roume. janoo fa ak gendarme. voilà gendarme yi désarmé leen. guddi gi moom décret bi daanu. ils sont tous partis. il y avait plus de police. radié ñoom. ah li ci tumuranke ci affaire boobu. les familles qui ont disloqué ñii dof ñii attends. loolu. séquelles yi ba léegi des na même ba léegi am na ay si ñoo xamante ni waay ba léegi dañ koy raconté. am na d'ailleurs benn commissaire Baba nag xaw ma nu mu tudd commissaire Samba si. bu génne fan yi benn livre buy nettali yooyu yëpp. mais ku yabu daal di moytu yu mel nii ndax boo xoolee tamit. démocratie boo xoolee Tunisie république Tunisie. seen printemps arabe fii la commencé woon. boobu république moo mel noonu. ki doon jaay ci mbedd mi. ñu néewal ko doole. mu taal boppam. c'est terminé. gars yi bu ñu jëfandikoo seen doole waay. te dafa nekk mbir boo xamante ni parce que bu ngeen fàttalikoo yàggul dara ci mbiru Boy Djiné. xam nga am na mooy kenn ci complice am. ku ñu jàppoon yóbbu commissariat. ci ginnaaw gi ñu ne dafa xaru. njàmpe la xaroo ci biir kaso bi xaw ma ba xam yàggul dara. mbiru Boy Djiné évadé woo fii nii. ak yeneen yoo xamante ni dañu koy wax. si biir alors est-ce que ñoom ñoo def. xam nga fi ñu nekkoon dina jafe pour ñi nga xamante ni fekkee wuñ ñu mën a wax parce que police ñoom ci récit bi ñu def nee nañ amuñu lenn loo xamante ni def nañ ko ci métital nee nañ sax ci condition yu baax la ñu ko tegoon parce que fi ñu ko tëjoon xawoon na tàng jox nañ ko wantaay ak yëpp et tout nee nañ stress moom moo ko jàpp ak i tamit ni nga xamante ni mooy situation bi maanaam daf ko xawoon dépassé looloo waral mu dem ba am li ni mel ci la jaaree ñàkk bakkanam xam nga ni commissaire bi nekkoon ci foofu noonu sax moom daal dinañ koy yóbbu feneen mu nekk représailles yoo xamante ni commencé na am ci mbir bi mais lu si mënti am man je pense que ni dafa nekk loo xamante ni dañu war a def une enquête indépendante boo xamante ne itam bu équilibré lay doon ku ci nekk lii sa wàll ci mbir bi maanaam bu dee am na ay responsabilité ñu situé ko ku ci nekk xam lan mooy sa wàll ci tànku nag bi parce que itam mënuñu ko faxas comme ça mais lan moo tax nit ñi duñu baalante non xam nga man xam nga lan moo tax nit yi duñu baalante lan moo tax les êtres humains duñu baalante. non mais wax ji sax xam nga mënoon nañ fa bañ a yegg su dee képp koo xam ne am nga coowul police normalement war nañ leen balaa ñu lay dégloog di la kii ak yooyu war nañ ne soo amee avocat mu ñëw soo amulee avocat ñu ut benn avocat boo xam ne da lay assister gis nga yooyu. day aar sax police. parce que avocat bi dina fa ne lu fa am. dina ne man kat j'étais là. ci PV dañ ko mën a def ci PV. et puis da koy fekkee donc. mais loolu yoon la moytu. waaw mais tamit fekk ma commissariat tamit jox ma këyit. non loolu sax dafa sori xam nga Boubacar waaw werante bi non bindal ma këyit ma dem man su ma ñëwee nga wax ma lii nii dama la naan grand bindal ma këyit gentiment. nga bindal ma këyit. ma bàyyi la ak këyit yi après ma ñëw rek fay 6 000 lay fay. te sooy dox da ngay dëngal loos. damay dëngal loos. mu gën a. saa gis nga man rond point sens giratoire xam nga maa am priorité. boo mu ñëwee ma bàyyi la nga jàll. moo gën a wóor. dama lay bàyyi nga jàll man. man maa dul xëccoo. wóorul de. man bu ma amee priorité damay taxaw. mais xam nga loolu état d'esprit la disposition yi ñu war a jël ci commissariat yi parce que du sax ci ñi nga xam ne dañ leen di jàppale yooyu mais police ci boppam war na seet ne yu mel nii tuuma bi su doon waa ji il avait été entendu devant un avocat ak yooyu balaa lenn ñu teg ko foofu ba avocat am ñëw ñu déglu ko mu am avocat baax na mu amul ñu fexe ba nga xam ne ki koy entendre mën na seede ne dañ ko déglu ci yoon loolu rek day noppal ñëpp
man ci foofu laa doon ñëw parce que xam nga ñun Boubacar xëy na ñun fii duñu koy dégg mais ñun suñu maas gi nga xamante ne li ñuy seetaan ay film ak ay série bëri na dañuy dem ba tey ji kuñ ci jàpp sax mën nañ la wax formule bi ñu lay wax. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant un juge. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, un vous sera commis d'office. Donc xam nga loolu day yoon wax nit ki parce que xam nga dañ naan nul n'est censé ignorer la loi. tey ñu ci bëri dëgg la naam xamuñu lan la yoon di wax ñu bëri xamuñu ne tey jii bu ñu leen téye kirtim am nañ droit am avocat boo xamante ni bala ñuy wax dara kii ñëw di leen dégloog yooyu noonu seen avocat taxaw wax leen ne leen nii ngay def coaché leen ci loolu dañuy gis ñun fii nii bëri na ñoo xamante ne bu ñu leen di jàpp mais bu ñu leen di dugal ci oto bi ak mbéj lañuy duggaale et ce n'est pas normal du ñëpp a koy def nag il faut le dire mais am na ci ñoo xamante ni dafa am Boubacar l'histoire de Boubacar Cambeljian est là. voilà tey jii bu ñu la jàppee balaa nga naan lii laa def ak lii ngay def mbéj nañ la et am na ñoo xamante ni mënuñu dékk loolu noonu wala wax bu ñaaw wala affaire parce que ce n'est pas parce que agent nga que ni am nga yoo xamante ni war nga ko def loolu ñu bokkul sax ci seen formation ñun dalal nañ fii commissaire Bassamba Camara ma koy nuyu bu baax a baax mu doon dikkaat ci ñoom nan la ñu war a interpeller nit ci mbedd bi tey jii policier wala ku mënti doon benn agent dina la interpeller manière bi mu lay interpeller tax na yow ci sa bopp même bu dee da nga nekk ci yoon sax di nga am nooy waxee ak moom jëflante ak moom donc lépp mu ngi ci suñuy relation nan la ñuy doxalee ci mbir bi mais bu dee dañuy jàpp rek dóor mbéj wala bu dee dañuy jàpp saaga wala bu dee dañuy jàpp def leneen ak leneen souvent am na ñoo xamante ni doo leen ko def parce que boo ko waxee mooy la non monsieur amoo droit saaga ma wala amoo droit dóor ma am na ñoo xamante ni boo leen dóoree bu ñu rusul tenue bi trop dañuy fayu donc dafa jar ñu ba pare dañ lay kaw dafa jar ñu nga jàpp benn ceinture noire fekk ko rek dóor ko mu kawate la xalaataat après nag beneen problème juddu ñu xalaat bu baax a baax ci mbir bi parce que yar ak teggin moom moo am solo dafa am solo gis nga wax jéem foofu la toll ba pare dafa war ñëpp yar ak teggin daa war ñëpp oui nga ak di sol baalante tenue ak nga bañ sol tenue non man su dee tooñ na ak tooñ su la neexee nga ne kii duma ko baal parce que noonu la mais ci wax ji ak ci teggin bi mën nga ne nit ki tooñ nga daan ko te du ko naqadi parce que dina xam ne moo tooñ parce que loolu tam mais soo jëlee fagum magum jëmm nga koy gëdd ak di ko saaga mais même su dee dafa tooñ day gis boppam xam nga yar ak teggin moo war ñëpp surtout nag ki nga xam ne dafa yor kii parce que moom exemple la xam nga suñ la nee respecter le tenue bi ça veut dire que policier bi taxaw sa kanam ça doit être un modèle de tenue ni muy waxee ak yow ni muy présenter daf royukaay la war a ne mais su dee defu ko leneen lu am man je trouve que il est premier responsable parce que xam nga léeg-léeg nga arrêté nit xam nga fii tam da ngay am tuuti dërëm sa poche sa oto rëy nga commencé di gëddaat rek di saaga mais même loolu soo ci tombee soo nga yor sa tenue nga wane yar ak teggin su boobaa waa ji dina am kersa te dina delloo ci xelam parce que gisa nit le respect réciproque woyu sax soo ko wanee yar ak teggin wan ko ne da nga ko jox gëdd dina la ko rusee je pense que y a eu dans cette affaire soo moytul ñàkk a teggin moom am na ci fu mu jógee nag xaw ma ko mais ñàkk a teggin mooy indi yi parce que moom policier bi ci lu mu wax mooy que ni bi ko xamante ni arrêté na ko di ko laaj papier yi amutoon li ñuy wax yorutoon carte grise yorutoon tamit oto bi amul woon assurance te xam nga oto bu amul assurance normalement dañ ko war a immobiliser donc loolu moom moo merloo ki nga xamante ni ci li ñu wax ñoom damay raconter ci lu ñu wax nee nañ loolu moom moo merloo ki nga xamante ni moom moo di Cheikh ba mu jël téléphone am commencé ko filmer bu dee def na loolu defutoon li nga xamante ni moom moo di yoon parce que amul droit filmer ki nga xamante ni moom moo di agent bi mais xam nga lu si mënti am rek fi ñu toll nii moom ñàkk na bakkanam du ñu am chance déglu li nga xamante ni moom mooy version am mais lii am na ba pare donc lan la ñu mën a def mooy def benn enquête boo xamante ni dina doon enquête bu leer enquête bu ñu jaarale si yoon pour que ku ci nekk li nga xamante ni def nga ko ci muy responsabilité rek ñu mën ko situer et itam ñu éviter toogaat xoolaat bu baax a baax ñun suñu rapport ak police suñu rapport ak gendarmerie suñu rapport ak homme de tenue pour gàttal parce que gis nañ ni souvent ay relation yoo xamante ne la day tendu lu ci bëri lan moo koy waral est-ce que ñoom la est-ce que ñun la et pourtant suñuy frère lañ tey ji ku ci nekk sa kër am na ci koo xamante ni suba gu jot dina sol tenue am dem liggéeyi pourquoi ñu mën a dëkk ak ñoom alors que buñ tasee ci mbedd mi muy tàng lool loolu jar nañu ñu bàyyi ci xel mais Mohamed xam nga nit ñi ak seen jikko ak seen
xam nga ay bés neex na am na ay bés yoo xam ne da ngay naqari bien, da ngay tu n'es yeewu pas bien. voilà yooyu sax yëpp day dal nit mën nga fekk koo xam ne du borom ay waaye muy tombe ci loo xam ne keroog du bësam mais man li ma xam ne moom moo mën a aar ñëpp mooy procédure waaw vraiment war nañu fexe ba su dee nit jote nag police wala gendarmerie yooyu balaa ñu koy déglu balaa ñu koy dugal ci kaaf ñu indil ko avocat mu fekkee loolu day aar ñëpp xaw ma dañuy bàyyi ay avocat ci biir commissariat yeeg ci kii nga xam ne su dee waa ji amul mu jàppale ko ci tàng bi mais war nañ ko def ndax ñuy bañ a am ay werante xel ci li am ci kër gi parce que police fu mu nekk ni jiiñ nañ ko donc li muy wax suspect la mënul àtte boppam on ne peut pas être jugé parti exactement li mënoon am mooy ki nga xam ne day neutre fekke ko mën a ne lii moo fi am. mais pourquoi les gens refusent aussi ay autopsie ay double autopsie yooyu bañ dinañ ko ça c'est suñ ko laajee dinañ ko am. buñ ko laajee buuxante kay buuxante lay ne rek. droit la soo amee avocat ki yëpp ñu ànd kii dañ koy autopsiat. am na débat boo xamante ni itam ñu ngi ko doon teg je pense que ni bu ñu demoon ba mën a am moyen yooyu noonu dinañu éviter yenn yi parce que xam nga France par exemple bi ñu demee ba coow loolu bëri ba am sax ñenn ñoo xamante ni doon nañ ci sukkandikoo ngir coller motif police li ñu mujjee trouver comme solution mooy caméra embarquée yi. tey policier bi nga xamante ni day dem di arrêter nit ki. il a l'obligation mu filmer li nga xamante ni moom mooy arrestation ñooñu seen doole foofu la toll. et c'est depuis l'affaire Ben Lala non. exactement je pense bien. am na en tout cas benn situation boo xamante ni xewoon na. ba ñu toog ba benn instant ñu ne non attends ñun police dëgg la naam yenn saa yi ñu def yoo xamante ni teguwul yoon mais yenn saa yi itam ñu coller ñu motif. responsable bavure policière. voilà ngir sauver suñu honneur. nañu def li ñuy tuddee caméra embarquée est-ce que ñun am nañ moyen def yooyu noonu. non amuñu moyen. je pense que ni non amuñu moyen yi waay. non policier bu ne mbaxane caméra. non loolu moom war nañ bu ñu ko bëggee dinañ ko def. bu ñu ko bëggee mbaxane mu ne caméra. mais man de li ma jàpp. mooy au moins. kon buñ la suñu kuy dugg ci localu police. vraiment war nga am assistance judiciaire boo xam ne dina dimbali policiers yi dina dimbali ki nga xam ne moom moo am problème. jàng rek. Ibou Fall lu dul jàng bokk. jàng rek lu dul jàng Ibou Fall bugg ko. Ibou Fall daal. jàng ak yëf yu tegu ci xam li muy indi. ñàkk jàng day indi problème bi àdduna de. tooñ la ñàkk jàng tooñ la bisimilah bu ci topp. mu ngi noonu ci mbiru kilifa ak Simon xam nga ni démb déglu nañ leen. ndeysaan démb déglu nañ leen de même que Thier mi nga xamante ni moom mooy Thierno Diallo. bi ñu jàpp ne moom moo filmé yi ni mel. donc xam nga nag. audition yooyu affaire bi ëpp na ko loxo. waaw audition yooyu noonu Thierno Diallo affaire bi ëpp na ko loxo. mais affaire bi ni mu toll mujjee toll la. affaire bi ëpp na ko loxo. ni mu mujjee toll la. da nga doon kii noonu mais affaire bi ëpp na ko loxo trop. man de entre nous. waa ji ci boppam. gëmuma ne caaxaan rek moo ko filmé loo man dañ ko yónni. waa ji nii. parce que ni mu leen filmé mënul nekk ay kaf nii moom dañ ko yónni loolu moom. non mais moom da doon jël ay xaalisu jàmbur da doon wut assurance. non da doon jël ay xaalisu jàmbur di leen ko jox. day wut assurance day bañ ëllëg ku ko ne joxoo ma xaalis. intermédiaire la. intermédiaire la. xam nga dafa am nooy xam nga seede. day am. reçu am na. décharge am na. décharge ak yëpp. non gars yi mais filmé bi moom. ba muy mujj ci tasaaroo ni loolu du affaire. mais ci sama gis-gis li ma gën a jaaxal mooy est-ce que dafa am ay victimes yu porté plainte. am na ñu ñëw de. contre les Simon et compagnie. pas am na ñu ñëw ne ñoom joxe woon nañu xaalis fii joxe woon nañu xam naa ni daal man daal maa ngi massawu sama xarit yooyu. sama xarit non parce Simon que kii foog naa. juste pour député yi moom am na ñoo xam ne. ñoom ils ont dit qu'ils sont victimes. xaw ma 4 xaw ma 6 lañu. waaw yokk nañu démb ba 6. waaw mais ñii dégguma ku ne. ñii jël nañ sama xaalis wala lëbëj nañ. ñoom bi ñu taxawee démb dañu weddi li nga xamante ni loolu lañ leen di toppee. parce que xam nga même seen avocat mu ngi wax ne li ñu wax démb ci biir yëpp mënuñu ko wax parce que xam nga loolu mooy secret li nga xamante ni. moom mooy la instruction bi mais en tout cas bañ nañ li nga xamante ni moom lañ leen di toppee ci ginnaaw gi itam seen i avocat
dugal nañ demande liberté provisoire ngir ñu may leen bàyyi néganiku jamono ji ci loolee la ñuy xaarandi mais est-ce que Thierno dañu ko yónni wala moom moo ko defal boppam ak lu si mënti am mbir mi moom def nañ ko ba pare gis nañ seetaan nañ vidéo yoo xamante ni moom Thierno Diallo mu ngi ci ku ci nekk benn bi mook Simon benn bi voilà wax ji moom amul werante mais man li ma jaaxal mooy ndax dafa am partie civile c'est-à-dire ay victimes fi ne ñii dañ lekk sama xaalis ak nii ak na leen man loolu laa déggul ci affaire bi bon loolu moo xam naa après dañ koy gëstuwaat pour mën a ñëw dégtal que ñi nga xamante ni ñoom ñoo di auditeurs yi mais nekk na mbir boo xamante ni daal mbir bu doy waar la et xam nga ni beneen dossier bi itam affaire baa ngi avancé parce que ministère de la justice bind na bataaxal assemblée nationale ngir ñu yëkkati mbalaanu kiirlaay député yi nga xamante ni ñu ngi leen di tudd ci wàll bi kon mu mel ni fi ñu toll nii ñu ngi accéléré un peu waaw xam naa ne comme xam nga dafa am politique bu ci laloo te ñii ni ñu leen déggee nii du ñu bari électeur de ñan ñi ma dégg non de il faut rewind xam nga magnétophone dafa amoon riw ñii ma dégg nii ak coow li bi leen topp ñi suñu présenté élection du ñu bari ñu leen voté bi wala yow da nga leen di voté non mais xam nga réew mi dañoo bëgg def ko tuuxi duna en tout cas déet buy séddoo bu séddalewul fii Mamadou Bitike dafa doon séddee moo tax ñoom daal bañuñu ko def dégâts waa réew mi waaye ku dul séddale lañu bañ mais doy na waar yéeme na non doy na waar ñii de seen ay électeurs jaaxal doy na waar est-ce que bokkuñu ci li ngay bañ liste nationale loolu lay gën a nuru bu ñu nekkee ci liste nationale xam nga du waa gox baa leen voté dañ leen di def ci taat bi pour ñu bañ a feeñ de seen tur bind ko bind bu sew ba dëgg mën a liir bu ngi doodu non mais affaire bu garaaw a ngi nii non bu yéeme boo xamante ni itam taxawaay bu mat sëkk lañ ci war a am et ça ternit à au plus haut sommet partout à travers le monde ça mais ternit l'image du pays mais c'est clair parce que surtout passeport sénégalais soo demee ba xalaat ne xamoo kan moo ko téye nii mën na nekk terroriste mën na nekk dealer parce que passeport diplomatique la mais tu ne sais pas qui est vraiment la personne nga xam ne ñun am nañ problème mu ngi noonu asamala nag passeport simple xam nga passeport simple moom doo sax passeport simple bi moom jàll yéeme na alors bu ñu continuer ba tey si biir bi kii moom nee na pharmacien la woon mais dañu ko jàpp li tax ñu jàpp ko xam nga léegi xale yu jigéen ñi bëri na yu ñuy jëfandikoo ngir yokk seen ginnaaw yeeg maanaam changer seen forme yaram bi alors kii moom li tax ñu jàpp ko moo di def ay injection yoo xamante ni nee na day yokk ginnaaw maanaam day gën a taaral jigéen ba am koo xamante ni jox na ko 400 000 francs ngir mu defal ko li ni mel waaye li si bizarre mooy bi mu ko defaree ndaw si moom xaw tuuti mu faatu ndax feebar bu métti la ci jëlee ba looloo tax mu dem porter ko plainte ba waa sûreté urbaine ñëw teg loxo kii nga xamante ni moom nee na woon pharmacien la te du pharmacien pharmacien kay ñemewul lii waaw te xam nga yàggul dara am na benn doomi Côte d'Ivoire boo xamante ni moom itam jàppoon nañ ko fii moom def na ko jigéen ñu bëree bëri sax door leen ay piqûres yoo xamante ni daf leen doon wax naan dina leen yokkal seen ginnaaw gi dañu am problème société parce que dañuy naan nu mu tudd taar dafa am taar lu muy lëjëlee ñun suñu biir la dictature de la beauté disons ça comme ça parce que ñun dañuy naan nit ki su neexeeree wala su jekkee wala mu am wang wala kii wala mu xees ak yooyu da koy yombalal àddinaam donc loolu nekk na problème bi nga par exemple fii da ngay am laago soo moytu niñ lay teertoo ak ni ñuy waxee ak yow ak ni ñuy wala nga walaakaana mënoo sañse wala sa dafa am loo xam ne moo tax ñu bëri dañuy sonn. catégorisation ne serait-ce que ci apparence yi. moo tax surtout jigéen ñi nag dañuy sonn parce que ñoom danañuy mèche danañu teg xef danañu teg ongle danañu yokk poche mais parce que suñu biir ñoo mayewul loolu nit ki day jógee fële melokaanam neexu la rek nga gàntu ko déjà te waxagul.
yu mel noonu te nag du sax Sénégal rek mais c'est dans le monde entier. mais ñun man ak yéen lan mooy suñu responsabilité ci jigéen ñi ni ñu buggee am wang ak di piqûre yooyu. di piqûre pour mën a am wang ak di piqûre pour xees. waaw dañ leen ko wax a wax ak di mèche ak yooyu. teg mèche yu gudd yooyu. sama gars yi fii suñuy takk foofu suñuy takk ko foog dañ leen ci takk. ça veut dire que mais. xam nga dañ dem ñun xam nga parce que c'est société bi moo mel noonu xam nga kii naan waa kii jabar ji dafa ñaaw moom. xam nga déjà nit ñi dañ ko koy jëwee te ñun ñoo mel noonu am na fi benn concours en Angleterre ndaw su ku doyoon waar sax ci ni mu meloon dafa ñëw taxaw rek jury bi di ko ree ndeke moo dàq way ñëpp dañ ko mujj baalu parce que dafa ñëw ñu néewal ko quoi dafa ñëw taxaw ni muy solo ni mu kii ak vraiment dafa xawoon jàggadi mais dafa commencé way rek jury bi xoolante bi mu paree dañ ko tuubal. nous présenter nos excuses. exactement parce que dañ ko ñàkkal fayda bi muy taxaw ndax ni mu solo ni mu kii ak yooyu maquillé wul karaw yaa ngi daanu mu xaw am yaram xam nga rek ni tubaab bëggee ku sew ak yooyu yëpp amu ko ci dëkk yu ne ñun noonu la ñuy àttee et ça. bu xale bi wangee dañ ko naan yegsil. yow. bu xale bi tegee greffage bu gudd dañ ko naan yegsil xaaral rek bu tegee ay xef yu gudd ñu ne ko yegsil bu defee maquillage jël benn poudre tay ko ci kanam gi ba mu fees del su solee Lagos ak t-shirt bu xottee ko sol carax. doo ko recevoir. bu yoree caabi oto nga ne ko yegsil. waaw exactement ñun ñoo mel. xam nga dañ dem ba jur benn complexe ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yenn catégorie jigéen ñi parce que loolu itam faute bi la responsabilité elle est partagée muy ci ñun góor ñi ak ñoom jigéen ñi. ñun góor ñi mooy lan xam nga muy Ibou Fall mu ngi koy wax sànq tey boo demee bitim réew am na ci benn classe sociale boo xamante ni boo amee yaram dëgg-dëgg dañ naan kii bokku ci. xam nga loolu tey boo demee ci famille yi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp xaalis ci Europe wala feneen ak feneen jigéen bu ponkal mënu duñ ci bokk ñoom sax buñ ko amee dañuy am complexe génn parce que foofu il faut dañ koy bàyyi ci néeg yi ci kaw da ngay garder la ligne ñoom noonu lañ koy waxee da ngay garder la ligne boo ci bëggee bokk am yëre yoo xamante da ngay svelte comme moi moom nga koy da ngay svelte comme man ni ma mel da ngay svelte mais ñun fii Sénégal tey jii tant que demoo commencé di neewi un peu duñ wax naan kii mu ngi ci dara mu ngi lekk xaalisam noonu niñ koy defee ci yaram bi noonu lañ ko defee ci xeesaay bi tey jii boo gisee ñu bëri di xeesal parce que ñu ci bëri ci góor ñi tey dañ naan la jigéen bu xees laa bëgg lan moo waral loolu est-ce que complexe bu yàgg ci ñoon la est-ce que li ñuy wax loo xamante ni peut-être mën nañ ni si xëy na c'est peut-être c'est culturel parce que dañ naan la ñoom ñooy ëpp wërsëg ak yi ni mel mais ci suñu bopp la président yi ay jabar yu xees dañuy am ay kii mais ay jabar tubaab la ñuy am ay ñu nekk ministre Ibou Fall déglu bu baax ma wax la ministre yëpp jabaru tubaab la ñu amoon ci jamono kii nii majorité bi yëpp waaw majorité bi ay jabaru tubaab waxuma la kii sax mais opposant yi am solo yi amu ci kenn ku ci amoon jabaru nit ku ñuul jabaru tubaab nga ñoom ñëpp Cheikh Anta Diop ak Ablaye Wade ak ñëpp ay jabaru tubaab la ñu am parce que ci suñu bopp la parce que ci suñu bopp la maanaam dafa am loo xamante ni ñu ci bëri ci ñun kon loolu laay wax pour bañ a généraliser ñu ci bëri ci ñun noonu la ñuy dundee donc loolu nag moom moo dem ba jur benn complexe ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale yu jigéen ñi tey jii am na noo xamante ni même boo ko bindoo nga si yàlla def nga sew wala amoo yenn kii da ngay am complexe fu ñu toll dañ koy wax fu ñu toll ñu ngi wut nan la ñuy def ba am yaram ak yi ni mel jotoon na fi xew à l'époque périactine pour may yaram dans les années 60-70 ku ci wow kong da ngay wër périactine di naan rek di dem di naan pour mën a am yaram donc mu ngi noonu mbir yi je pense nekkul foofu noonu parce que itam beauté bu demee ba bëgg la jaral sa bakkan xam nga ni ça devient compliqué ñi nga xamante ni c'est une question de vie ou de mort en société waaw parce que xam nga loolu laa wax parce que xam nga ñi ci ëpp ñi nga xamante ni dañ jàpp ni mais bu fekkee ni mais na pikiru ndaw si bu fekkee ni boo waŋee gars yi ñëw may la waru gar may la oto may la xaalis takk la na pikiru mais léegi boo ci faatoo nag dana ko jarati mais mi ngi nii mais bu fekkee ni société bi loolu lay laaj bu fekkee ni wangoo gars yi duñu la kii bu fekkee ni xeesoo gars yi duñu la toppatoo bu fekkee ni xeesoo pecc gars yi duñu la jox ordre kii tamit nañu waxante dëgg c'est une responsabilité civile moom kay nit ñi moom non dañ lay
c'est-à-dire dañ lay tànc ba yow da ngay mujj ñàkk sago lu ne ngay dugg di nga xeesal di nga teg xef di nga yokk cheveux naturel di nga sol talon di nga def lu ne parce que ay kii dafa gàtt ak kii dafa def léegi kii def yooyu yëpp la ñuy boole gis nga dafa am benn kilifa bu baax nee na ku ñaaw ku ne ka nga dendal rafet loolu rek te ñaaw a gën dee donc nañu am yoo xamante ni dañ koy bàyyi parce que benn complexe bi itam boo nangoo góor ñi teg la ko ba yow nga intégré ko ci sa bopp ba am neneen noo ko doxalee c'est parce que yow yaa am problème parce que ki nga xamante ni moom mooy raar ngay gis ci ñoom góor ñi ñoo xamante ni dinañ dem defi lii ñoom xaalis la dañ lay xool de dañ lay xool non je sais bien yemul ci góor ñi sax jigéen ñi sax ci seen biir loolu laay wax ñooy xool ni kii rafet na wala ñaaw na mais si te loolu dañ koy àtte surtout ci réseaux sociaux yi nag ki ñu jàpp ne dafa rafet foo ko fekk day am succès nit ñi moom day mujj sonn sax parce que ñëpp a koy soxla ki ñu jàpp ne moom vraiment dafa ci ñaaw jàpp yàlla la ne da koy gunge rek waaw day gunge ku rafet ki fu mu toll exactement day gunge rek rafet ak ñaaw tegul fenn waxee nekkul loo xamante ni dañuy ñëw maasandoo ñun ñëpp ne kii dafa rafet oui ma waaw fii nag gars yi dañoo bëgg bu xees de baax na da moo tax xale yu jigéen yi pikiru léegi xeesalatuñu de pikir bi la ñuy jël fii gars yi dañoo bëgg grand yëpp bu xees lañu am bu xees pecc ay ñoom grand Ahmed Diallo ñoom ñëpp bu xees pecc lañu am déet waay bul ko ay waxati ñoom waaw ay ñoom grand kii ñoom ñëpp grand yëpp ay bu xees moo tax looloo tax xale yu jigéen yi pikiru maa la wax léegi diwootuñu diw bi dañuy fee lañ ko teg dañuy jënd pikir bi pikiru pour mën a xees pecc non et puis xam nga nekk ci dëkk ñu naan la nii nga mel ba yow finalement dootoo sax ñemi génn gisoo ay opération chirurgicale lu ne dañ ci dugg defar sa bakket non léegi c'est devenu ak ci beneen tamit affaire léeg-léeg moo gën a xew nu mu tuddati implant mammaire defaraat ay sein dañuy dem parce que Maroc dañ lay tànc. da ngay dem Maroc ñu defaraatal la sa sein ba mu tóoj nga tóoj ko ba pare di ko génne ci mbedd mi di dox non comme balcon oto kay comme xaw ma tableau de bord oto da nga koy defar ba mu mel ni tableau de bord oto di dox ak moom ci mbedd ba mi finalement da ngay foofu la réew mi toll da ngay dem Maroc de ñu defaral la kii dindi affaire yu ndaw yi ween yu ndaw yi defal la ween yu ngand nga ñëw nag jël avion nag ñëw wàcc nag di dox di yëngatu douanier yi naan la yow douanier yi naan la non mais passe vas-y bul dugg ci rang bi douanier yi boo ñëwee douanier yi ñoo lay njëkk a xool ne la non bul dugg ci rang bi te bi ngay dem dañuy aéroport sa douanier aéroport ñoo lay njëkk a xool ne la bul dugg ci rang bi jéggi madame passez oui madame ça va passez allez-y te bi ngay dem dañuy fouiller sa bagage sama waa jaa ngi dee mais yooyu gis nga bu kii nii boo xeesee pecc nii boo ñëwee aéroport ni même boo wàccee Maroc ni ay naar yi ñoo génnee la ci rang bi dugal la kon fii ñaaw fi tooñ la ñaaw fi tooñ la mooy néew doole rek mais man nag maa ngi ci ñuul kukk dégg yaa ngi ci jël ko waaw man xees pecc ci rajo bi maa ngi ci ñuul kukk xees pecc bugguma mën nañoo dem jëli élément bi non buñ jëli élément bi nañu wax ci li ma lay wax ba pare sëñ Saliou reetaan na sëñ Saliou non sëñ ba bàyyi di wax sëñ Saliou del wax Ibra Naajo bàyyi wax sëñ Saliou bu ko wax sëñ Saliou waay di ko wax kii da ko wax Ibra góor gi ci technique bi waaw góor gi ci technique bi way 9h51 minutes nga ne da nga am benn élément dañ dem jëli élément ñu dem jëli ko te ñëw bu ngi di kii moom ci wàllu bâtiment lay liggéey xam nga keroog bâtiment bi nga xamante ni moom moo daanu feene Hann Bel-Air ba juróom-benn nit ñàkk ci seen bakkan juróom-benn itam am ci ay gaañu jur na ay réaction yu bëree bëri mais moom day wax jafe-jafe yi nga xamante ni souvent ñoom ñoo nekk ci biir métier boobu parce que ñu bëri itam dañ leen di joxeñ baaraamu tuuma ak li ni mel mais dem na bay wax Boubacar ci loo xamante ni même ay mbiru mystique la boo xamante ni ñoom ñu ngi koy jànkonteel ci seen biir métier bi. dañuy teewlu rapidement élément bi laataa ñuy dikk ci commentaire yi. bâtiment foog ma laaj ay sarax gis nga man 1 mois 10 jours xëyuma sama chantier yaa ngi dox alhamdulilah nit yaa ngi pare di ñëw ma leen fay seen xaatam mënu ma teg sama tànk chantier xam la ma war a loolu parce que tey maa ngi liggéey su ma xëyee suba teel ba sol sama tenue di dem wallaahi su ma xëyee suba teel ba sol sama tenue di dem mënu ma gis du ma gis sama yaram bi bu ma solee tenue bi sama yaram bi day mel comme ni ñuy jëm ay poso maanaam dàll bu may sol man njool la maa ngi egg si 2m05 sama pointure 46 la su ma solee dàll 46 du ma jot dàll boo fi mën di teg bu ma solee du ma jot tant que sama xel génnul si liggéey bi foog sama xel génn si liggéey ma si mi sama tëni may soog a am jàmm su ma forcé
maanaam su ma footee naan damay foot pour dem du ma gis boo ma tegaloon morceau bu weex sax du ma ko gis waaw mais alhamdulilah ñoo ngi jug suñu bopp ba ñoo ngi jotaat suñu bopp bu baax sant yàlla bu wér waaw mais liggéey borom bâtiment day jóg maçon ba tamit jóg si maçon bi moo xam ne mu siy jógee mais gis nga affaire terrain yi nii ay affaire liggéey yi dafa xaw a doy waar wallaahi ay liggéey bâtiment yi dafa xaw a doy waar parce que léeg-léeg nga ñëw yow maçon bi nga nekk si borom kër gi jënd terrain nekk te terrain bu mu jënd place la ay place rab la wala affaire yooyu souvent bul comprendre lan moo la fay fekk loolu la fay arrivé. yor naa fi benn chantier fii Sukuk chantier bu mag jour bu ma ñëwee ba commencé daaj sama 16 commencé wàcce samay axe affaire yooyu noonu suba si ba mu ñëwee dama fekk ñu rend muus bu ndaw tàggale bopp beeg sànnil ma ko si biir chantier bi mais man dama jàpp ne lu dul yàlla neen na wala sa muus bi moo doon dox ba dee fi rek ma daal di jël peel bi dem gas bu mu xóot daal di ko suul ma daaj sama 16 ba pare suba si ma implanté maanaam boo ma defee sama première poto teg sama première poto def si béton commencé implanté dem commencé implanté di dem génne affaire yi di dem si suba si ba mu ñëwee dama fekk ñu rend muus bu mag loxatu buté di wékkal ma ko si kaw poto bi mais jàppee ma ko mii dara ba léegi liggéey naa si chantier bi un bon jour ma jékki-jékki rek fatt boo xamante ni tellement urgence laa yeewoo nit yi mënuñu comprendre lan la mais si la may affaire bi nag di soog a arrivé léegi mais fu ma dem dañ naam heureusement ba nga gisee woon loolu lu la may sens maanaam lu nga tiitul tey boo tiitoon tey kenn waxatu ko tàggoo nga ak sa sogo wala soit dee nga mais lan moo ko fi jàpp. lan moo ko fi jaar mu ngi noonu. Ibou Fall. man loolu laaj ma mbottu gennam laaj ma xam ci chantier. mooy dénk ko ingénieur. loolu daal mën naa la ko wax li si des yëpp xaw ma ci dara. ay disul fii ak moom loolu moom. xaw ma fii gars yi dañuy toxal. ay jabarkat yi fa dëkk waa yi fa dëkk la loolu la ñuy wax ba noppi de laataa ñuy tabax. man daal saay li ma gën a wóolu mooy nga dem fekk architecte bu toog wala ingénieur bâtiment nga ne ko man daal damay bëgg a tabax dénk ko sa xaalis dénk ko mu defal la plan nga dénk ko sa chantier loolu moom laa gën a wóolu. mais xam nga fii tamit dañoo am suñuy gëm-gëm. waaw moo tax it am waa am gëm-gëm yi ak loo xamante ni c'est tellement profond ak ancré ci ñun ba tey am na ci yu bëri yoo xamante ni mënuñu ko expliquer même explication scientifique bi bu taxawee dañuy dem jëli leneen. duñ ko nangu sax voilà duñ ko nangu sax mooy un peu comme li ñu doon wax léegi ci jigéen ñi ak xeesal beeg yooyu noonu maanaam ci bopp la. ci bopp la wallaay ci bopp la tey am na ci ñoo xamante ni ak nu ñu mënti mel dara du leen jaral ñu dem xeesal wala ñu yokk seen dara wala dem def leneen am na ci ñoo xamante ne bu ñuy defar tamit ak lu ñu leen mënti wax ci place bi du tax ñu gëm dem def leneen ak li ni mel li ñuy soxla mooy koo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàll bi mu tegal leen li ni mel. duñ ne nag amul parce que c'est des choses yoo xamante ni surtout en Afrique. ça existe parce que boo naan amul rek c'est peut-être parce que mosoo ko gis wala mos la dal ak yi ni mel. te xam nga gëm-gëm dafa fort ci nit. donc ku ci nekk ci li mu gëm ci loolu nga koy bàyyi ba mu dem ba gis xëy na peneen leneen loo xamante ni mën na ko dindi loolu mu gëmoon. doy na waar Ibou Fall wax na ma fii démb ne ma gaa ñi moom balaa ñuy tabax da ngay rey nag léeg-léeg diri ko tuur deret ji wal nga koy wërale chantier bi nee nañu léeg-léeg da ngay dagg rey bay rey ñeenti tànk yi angal bu ne nga dugal fa benn. fii moom mooy loolu daal mais daal Ibou Fall moom nee na lu mu gëm. Alaaji Ibou Fall nee na daal nañ ko jox ingénieur nañ ko jox architecte nañ ko jox ingénieur nañ ko jox ku ko jàng. waaw Ibou Fall daal tabax nee na ku ko jàng. ku ko jàngul nag mu rëdd ko surveiller chantier bi ku ko jàngul nag bu ko tabaxee problème lay am. loo mënti saraxe nag. dafa mel ni journaliste bu def élément ku dul journaliste ñëw def élément. nga dem fekk fee kii raxas oto bi nga ne ko kaay defal ma benn élément bu la defalee élément midi bu soobee yàlla. di nga ko rëcc Antoine du ko jàllale wala nga fekk kuy bind journal nga fekk benn xale ne ko bindal ma ci sujet bi bu la bindalee sujet bi bu newee ci rédacteur en chef bi boo moytul du ko jàllale. baax na daal kon jëf ca ka ko mën. jëf ko ca ka ko mën. waaw moo gën a wóor balaa ngay dem waa ji suñu xarit bi kilifa gu baax la waaye Jibril Sarr waay nee na caméra yi mën na nekk nee na dañ koy pour ñuy gét dem patrouille da nga lay doon. waaw commissariat bu ne mën na am ñeenti caméra. caméra yoo xam ne dañ koy embarquer ci patrouille bi
patrouille yi matuñu juróom parce que kii amuñu commissariat bu ne amul juróomi oto. am na ñaari oto wala ñeenti oto ay GoPro saa waay nee na du déggal Ibra Naajo nee na nañ leen jox ay GoPro mu ngi noonu ay GoPro rek ñu yóbbaale. xam nga dem nañ ba ci sax pour bañ ñu naan oto beeg yooyu dafa am lu ñu kii woon ci seen gilet yi ñuy sol ci lañ koy def. nga xamante ni moom doo taqalikoo ak moom. yooyu yëpp ay piste la yoo xamante ni mën nañ ci xalaat. parce que itam jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom. et loolu dina leen protéger ñoom police. protéger ñun itam population. fond force Covid bi mënoon na ko. mais xam nga ñun li ñuy dal duñ ci am jàngat. parce que affaire Baba Ndiaye bi 87 la woon xaw ma 86. waaw ba léegi xam nga déjà boobu lim fi indi ci. malheur mu tumurankeeg kii malheur. vraiment waroon na tax waratuloon dal policier. waaw policier bu jotee kii nii. ak fi ñu jaar yëpp. waratu leen woon dal. mais grand c'est militaire français yi Sahel. lu tax ñu xam militaire bii lii moo ko rey fii la nekk caméra yu muy embarqué la. ñi nekk siège dañu koy gis. dañuy gis lépp. donc da la ciy génne day protéger ni Ibou Fall waxee day protéger ñëpp. waaw day protéger ñëpp. c'est ça macha allah ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant El Hadj Ibou Fall. waaw ma kii yéen ba suba ak jàmm.